Salam alaikum chers téléspectateurs dal leen ak jàmm ci seen émission le meilleur et le pire alors sans plus tarder dama leen bàyyi ngeen seetaan seen poursuite ak seen agent te ñu dellu si waat. asalaamaaleykum chers téléspectateurs ñoo ngi am mbégte di leen dalal seen émission le meilleur et le pire comme niñ ko daan defee semaine bi topp na ñeenti oto bi ci njëkk benn particulier la benn Peugeot 308 bi ci topp benn tricycle la suñu véhicule numéro 3 benn taxi la suñu véhicule numéro 4 benn clando la. ñu xooli seen comportement ci tali bi donc suñu véhicule numéro 1 moo nekk nii ñoo ngi Scat Urbam jëm direction 2 voies Liberté 6. ñoo ngi topp 308 bi nekk suñu kanam xool ban comportement lay am ci yoon bi. boo xoolee feu stop côté gauche bi ci tàkk côté droit bi mooy dox côté gauche bi ci tàkk. donc moom déjà nañ ci benn infraction. ba tey ñoo ngi topp suñu 308 ñoo ngi ci biir embouteillage. feu de stop gauche am doxul ñu dem xooli suñu véhicule numéro 2. tricycle bi nekk suñu kanam parce que ni nga koy gis nii n'a pas mis son casque moom ginnaaw bi sax dara baaxut ci. ñu constaté nañ ne temps yi dañoo bëri sax biir Dakar changement yu métti la ñuy charge te dañu yor kayit waaw mooy dispositif signalisation bi dara amul sax inexistant. donc moom déjà ñetti infraction solo casque feu arrière inexistant. donc bu freiné kenn mënul xam lu muy def mënul signaler ku nekk ci gannaawam du xam lan mooy intention am. donc ñu bàyyi ko fa xooli suñu conducteur numéro 3 moom mooy taxi bi. ñu topp taxi bi nekk suñu kanam ba xool ban comportement lay am ci la voie publique. ñu dem waaw moom signalé na jàdd na dugg na ci mbedd mi. jàdd na léegi ci signalé moom gisul kenn moom te mbedd mi mu dugg sax daa xaw a gàtt moom na xool ba xam ndax amul luy jàdd ne client lay wër. donc ñu dem xooli suñu véhicule numéro 4 moom mooy clando bi ñu janool. verre sélectif bi dafa toj moo tax bu stoppé du leer. ba tey ñu topp ko xool moom mu ngi jàdd à droite signalé wul daa ñëw rek lemu. ñëwaat na lemuwaat na signalé wul. donc moom déjà mi ngi ci ñetti infraction. waaw cette fois-ci moom signalé na à droite. jàddaat na gauche signalé wu. donc moom mi ci carte infraction ñu bàyyi ko fa dellu suñu véhicule numéro 1.
308 bi seen kanam. abordé na ko jël na yooni foire bi. trois cent huit jàdd na moo ngi signalé de signalé na signal baa ngi tàkk rond point bi. signalé ne jàdd na à droite. Bonjour, ça va? Oh, je vous ai suivi depuis lors, depuis 5 minutes, je suis sur vous. Je contrôle votre conduite pour voir comment vous conduisez. Bon, votre feu stop gauche ne marche pas. Le feu de stop gauche ne marche pas, ok, ça ne marche pas. Mais faites voir les pièces, on va faire un contrôle pour voir est-ce que vous êtes en règle. Ok, donc... Ici, le comportement des usagers sur la voie publique. Non, non. Le permis. Ok, le permis est en règle. La carte grise est en règle. Donc, pour cette fois-ci, je vous pardonne l'infraction commise. Donc, il faudra aller réparer le stop. Ok? Merci beaucoup. Donc ñu delluwaat en attendant xool suñu tricycle bi arrêté ko pour contrôle. ku baax na nga def. oh tonton. ça va. ça va na nga def. yaa ngi am jàmm. ça va. an sa kayit moto bi. na kayit moto bi. kon amoo kayit nii. lu tax soloo casque. ah. waaw génne kayit di ma xool. xamoon da nga war a sol kas sa ginnaaw moto bi xoolal dara amul dara luy dox. mais loolu moom dëgg la. waaw yow moto bi moom nga yor moom ngay liggéey. waaw moom ngay sutur la. waaw dëgg wax la moom ngay sutur la. moom ngay daan sa doole mais dafa am loo xam ne le minimum la moom lañ teg ci télé bi. booy dawal nga teg sa kas. defar lii ci ginnaaw pour ku topp sa ginnaaw xam li nga def. waaw dëgg la. waaw ma xool kayit yi ma xool li nga yor toogal noonu. assurance mu ngi nii. assurance bi. carte grise baa ngi nii. ana permis bi. ana casque bi. maa ngi jégalu xam nga. waaw léegi jëlal casque bi nga teg sa bopp jëlal nga teg sa bopp moo wax. mais dinaa la verbaliser pour défaut de port de casque jëlal poste nga sol. waaw jëlal nga sol rek. waaw dëgg naa la waaw jëlal nga sol bu pare yéegal nga sol. mais tonton ngir yàlla bul bind ngir yàlla. non bàyyi ma bindal la ndax bu suba booy dawal si suba sa xel bu nekkee ci casque bi nga xam ne da nga war a sol casque sa yeneen morom yi bu ñu gisee ne dañ la verbaliser ci lii ñu koy def. waaw xam naa la waaw balaa ngay bind. yéegal ci moto bi. tonton. yéegal. waaw tonton dëgg naa la xaaral ñu waxtaan. waaw yéegal ci moto bi. tonton. génneel casque bi nga sol laa wax. génneel nga sol. non dama koy sol. waaw solal ba pare casque bi nekkul pour denc bagage dégg nga ah nekkul pour denc bagage. loolu moom dëgg la tonton. te man maa ngi jégalu bu baax. après nga ñëw central am nga permis am nga carte grise am nga assurance verbalisé naa la pour défaut du port du casque ma ne am nga permis am nga carte grise am nga assurance mais solo casque moo tax ma verbalisé sa ginnaaw oto bee nag après na nga ko defar dégg nga après nga ñëw central. donc verbalisé nañ ko ñu dellu xooli suñu véhicule numéro 3. moo ngi taxaw di xaar signalé na pour jàdd.
jàddaat na droite signalé wul deful dara moom fi mu ne moom client rek lay wax yor xelam yëpp client bu mu yeb lay donc pneu yi ñuy loxe pneu arrière yëpp dañuy lox donc moom taxaw na day jël client daal da jékki-jékki taxaw moom loolu seen habitude la donc fu ñu gisee client fu leen client arrêté dañuy taxaw jóg na signalé wul moo ngi dem moo ngi engagé ci beneen voie sax signalé wu xoolul sax ndox droite ndax dina mooy ñëw rek engagé wu. donc moom 4 infractions la amagum feu stop gauche bi doxul li ci ëpp tamit ay défaut de changement de direction non signalé la donc buy jàdd du signalé. ñu déglu koog suñu agent. ça va na nga def ça va bien ça va alhamdulilah maa ngi la topp depuis Grand Yoff bi ngay dugg ci kii bi yow foo jàdd amul signal da ngay ñëw rek jàdd nu la neex waaw yow mbedd yi ngay jàdd yëpp da ngay ñëw lemu def nii maa ngi topp sa kaw li mbedd yëpp. wan normalement fii nii sax fu mujj bi fi ngay ñëw nii sax da ngay ñëw rek lem ñoo ngi topp si ginnaaw bi ngay jël client bi signalé woo da ngay ñëw taxaw jël client bi dugg Grand Yoff bi ngay jël sens interne mooy yoon tali déviation bi waaw ah dugg ci koñ bi loolu yëpp maa ngi topp sa kaw loolu yëpp maa ngi topp sa kaw loo def koñ gis naa ko te sa feu yi ci ginnaaw sa stop droit bi doxul côté gauche côté bi féetee nii doxul ba xool kayit yi ndax mën na sama permis carte grise assurance andi carte grise bi andi assurance bi andi livret bi andi droit stationnement andi licence bi woon donc contrôlé naa say pièces mot na mais dinaa la verbaliser pour changement de direction non signalé parce que ci yoon bi la bokk te après boo paree nga dem defari sa feu de stop dégg nga te nag nga xool sa suspension yi sa oto bi sa suspension oto bi nga defar ko ay client ngay yem booy daw ku topp sa ginnaaw sa oto bi kalañ lay def ah bàyyil ma bindal la nii bàyyil ma bindal rek moo gën changement de direction non signalé. donc moom 5 infractions la am. pare na nga dem xool sa suspension sa oto bi booy daw nii lay def. li oto bi di ñaaw yëpp kayit yëpp mot na. central nga ko jël. am na visite technique. donc verbaliser nañ ko pour défaut de changement de direction non signalé. ñu xooliwaat suñu conducteur numéro 4 moom mooy clando bi mooy suñu dernier conducteur. taxaw wàccee client donc. ñoo gisee clando la bon. ça va bonjour. ku baax na nga def. yaa ngi am jàmm. nga xool kayit yi. ah du yaa ngi xamoon nga ne droite. non oto bu la droite fii ngay taxaw. depuis presque 5 minutes maa ngi topp sa ginnaaw sa feu bi
vers sélectif yëpp dafa toj yow foo yegg si da ngay fël amul jàdd booy jàdd doo signalé si jàdd nga ñaari mbedd yoo xam ne doo signalé jox ma permis carte grise beeg assurance. donc sa signal bi dafa doxul waaw andi carte grise bi yow apparemment clando ngay def transport irrégulier ngay def boole ci amoo vice technique donc dama la defal fiche d'immobilisation nga ñëw central dégg nga yow amoo vice technique boole ci transport irrégulier loolu yëpp buñ ko boolee ak xoolal lii sa feu bi ni mu def. moo jékki-jékki rek wàddu. ma ne gars yi ñu koy weeru moo tax affaire bi couvert bi jékki-jékki wàddu. ah bu waddee nga defar ko. ñu koy defar kay damay taxal ko kii rek. taxale yaa ngi taxale di for weccet boo foree weccet nga dem defar ko. mais nekkul da ngay for weccet di daw ci tël bi da ngay jéem a defar. kër gi da ci am wàll moo tax oto bi mënagul. waaw kër gi da ci am wàll mais oto bi da ci am wàll oto bi comme moo yor kër gi kañ ah da nga koy jox àqam. boo foratee dara def li ci kër gi def li ci oto bi. clando moom ku koy def xam ne nañ la jàpp waaw clando ku koy def xam nga ne nañ la jàpp waaw ku koy def xam nga ne nañ la jàpp donc léegi après nga ñëw central dégg nga. central suba rek ba tey. donc lii leen indiloon chers téléspectateurs semaine bi amuñu meilleur encore li ñu am mooy meilleur des pires mooy suñu conducteur numéro 1 particulier bi 308 benn infraction la am mooy feu arrière gauche am bi tàkkul feu stop bi donc benn infraction rek la def suñu pire conducteur de la semaine mooy clando bi véhicule numéro 4 ak 6 infractions. bu fekkee da ngay def transport illégal de personnes mooy activité bi ngay mënee yoon mayewu ko rafetlu nañu au moins say kayit mët nga am visite technique bu baax am assurance bu baax et puis rafetal sa dawal ci tali bi comme yow activité bi ngay mëne yoon mayewu ko donc ñoo ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro. gis ngeen ko chers téléspectateurs ci ñeenti conducteurs yëpp ñu topp gisoo leen ci kenn koo xam ni dawalam jaar na yoon teg ci mu am ay papiers yu mot alors mu doon loo xam ni dañ koy ñaawlu torop ma leen ñu wax chers téléspectateurs que mën ngeen ñu envoyer seen i commentaires ak seen i suggestions sur suñu page Facebook suñu compte Twitter wala suñu page YouTube le meilleur et le pire. Sans plus tarder chers téléspectateurs xam naa ni yàkkamti ngeen ko ma bàyyi leen ak seen rubrique pourquoi de la semaine. ma leen ñu fàttali chers téléspectateurs que mën ngeen répondre ci question bi ci suñu page Facebook suñu compte Twitter wala ci suñu page YouTube le meilleur et le pire. semaine bi nag suñu pourquoi bi posé wuñ question dañuy juste féliciter police ci opération bi ñu doon mëne ci génne scooter yi nekkul en règle ci circulation bi donc benn opération bu ñu defoon scooter yi amul assurance. ñi amul papier pour fourrière leen immobiliser leen donc muy action bu ñu rafetlu di leen ci encourager. Voilà chers téléspectateurs li lañ leen andiloon ci seen émission le meilleur et le pire alors ma leen ñuy fàttali que émission bi amul beneen intérêt lu dul rafetal jikko yi ci kaw tali bi pour éviter accident de la route yi alors chers téléspectateurs continuer leen di ñu envoyer seeni commentaires ci suñu page Facebook suñu compte Twitter ak suñu page YouTube le meilleur et le pire alors ma leen ñu jox rendez-vous mardi prochain à la même heure sur la 2STV au revoir.